set si sa xolo ni set setooy set lu naa la. mbokk yi ñu ngi leen di dellu ziar rafetlu bu baax seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp altine ba àjjuma ci RFM 8h40 seen émission daan coronavirus ci kàttanu sunu borom ñu ci ànd ak yéen tey jii nag ci waxtaan yi dina ci bokk mbas mi ak njeexiteem gàllankoor liggéey yu bari ci réew mi bokk na ci wàllu njàng mi tey ñu taamoo waxtaanee njàng mi nga xamante ni mooy privé gi. enseignement privé ndax foofee it am na ca lenn loo xamante ni ci wàllu ndimbal xëy na lu nguur gi warloog ñi ci yëngu waaye ñii di way juru ndongo yi seen i doom nekk ci yooyu école ñuy faylooy weer yu nu jàngul ak yeneen nees mën a def ba gindi ko am ci saafara état beeg nam ca war a taxawee moo waral ñu invité ku mel ni monsieur Mamadou Diop mooy chef division enseignement privé ca ministère éducation sëñ Diop ñu ngi lay ziar bu baax rafetlu sa ànd ak RFM. jërëjëf El Hadji Assane maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di kontaan ci invitation bi di nuyu également les auditeurs de la RFM di leen wax ne maa ngi seen disposition. jërëjëf merci beaucoup monsieur Diop d'abord xam naa ni ci gàttal état bi naam j'imagine am na lu mu def jëmee ci enseignement privé bi mbas mi nuyoo Sénégal ndax comme secteur yëpp moom it yëf yi dal na ci ndoddam enseignement privé gi. waaw jërëjëf El Hadji Assane comme ni nga ko waxee. li may doore mooy di massawu ci turu monsieur le ministre Mamadou Talla ñëpp ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nekk ci enseignement bi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy enseignement privé ñu ngi leen di massawu coono ci mbas mi nga xam ne dal na ci àddina dal ci réew mi dal tam ci secteur yëpp kon nag ci turam ñi ngi massawuwaat une fois encore communauté éducative bépp waaye rawatina waa enseignement privé yi nga xam ne foofu laa féetee. léegi mu des rek lan la état bi defal ñooñee. waaw jërëjëf El Hadji Assane xam nga boo xoolee mbas mi bi nga xamee ne ñëw na ci suñum réew mu nekk loo xam ne dafa bett àddina bépp laay wax di dox ba agsi ci suñu réew le président de la république ci gouvernement bi nga xam ne moom la teg ci en place dafa am lu ñuy wax programme gouvernemental de résilience économique et sociale muy programme boo xam ne dañ kaa teg daal koy diversifier dugal ko ci les différents ministère bu ci nekk am ci pàcc boo xam ne daf ko war a taxaw. boo jëlee ministère éducation nationale monsieur le ministre li mu njëkk a def mooy teg benn li ñuy wax plan stratégique de riposte boo xam ne daf cee dugal tous les établissements impactés mais xam nga ci loolu tam spécificité wu enseignement privé. mooy am na loo xam ne bokkal na ko yeneen école publique yi mais am na ci loo xam ne lool moom rek la soxal. mais lenn lu ci nekk rek beral na ko. lépp loo xam ne dégg nga ñu teg ko en terme de mesure na la wóor ne enseignement privé mi ngi ca biir loolu léegi nag bu fekkee li gën a soxal enseignement privé mais en plus clair peut-être di ngeen wax ni lii la ne ak montant wala leneen parce que ñoom seeni charge quand même bu fekkee ni ak pay amul par rapport ak élèves ya fay jàngee xam nga ni cooxi dina am est-ce que foofu amoon nañ dëgërlaay sur le plan financier. waaw sur le plan financier xam nga naka jekk état wu Sénégal dafa doon jàppale établissement reconnu de l'enseignement privé. mu nekk benn jàppale boo xam ne dem na ci 1,290 milliard. loolu itam jamono ji ñu ko daan fay. daan na gën a yokku nii. mais monsieur le ministre bu mu gisee ne mbas mi ñëw na. te vraiment impacté na école yi. te itam vraiment y a des charges sociales ak i difficultés lim njëkk a def mooy jël les devants. fexe ba. subvention boobu di 1,290 milliard mu fay ko bi loolu passé itam li nga xam ne mooy charge sociale yi lenn lu ci nekk rek bu dee waa institution yi nga xam ne ñoo yor lool kenn ku ci nekk am na ci loo xam ne ci sa secteur. dans le cadre de la solidarité gouvernementale wax nañ ne nañ ci def ak woyofal. moo xam ci IPRES bi moo xam ci caisse sécurité sociale yi moo xam ci fisc yi lenn lu ci nekk rek xam nga am na benn ordonnance bu monsieur le président dara jëloon boo ko xoolee lépp luy ay woyofal yu ñu defal les entreprises. petites et moyennes entreprises bul fàtte ne ay établissements privés lañ yoo xam ne. ils sont considérés au même titre que les petites et moyennes entreprises. donc dans ce cadre là aussi bari na yu bëri yu ñu ci def bu dee itam wàllu accompagnement am na itam benn enveloppe boo xam ne dem na ci 1 milliard boobu aussi dañ koy jël dolliwaat ko ci 1,290 millions yi mu nekk 2,290 millions yoo xam ne. bokkul nag léegi yeneen accompagnement yi. dañu koy jël mooy jëlaguñu ko wala. waaw loolu génnee nañ ko fi mu toll nii monsieur le ministre teg na en place benn commission boo xam ne. travaillé nañ ci ba fi mu toll nii liggéey bi sori na lool ci lu néew a néew. danañ ko jël
séddale ko ndax xam nga ne mbirum séddale El Hadj Assane dafa bari ay mbir yoo xam ne da cay aju moo tax ñu bëgg koo jël lépp teg ko ci yoon ko commission boobu liggéeyam sax àgg na des rek moo ñu def conclusion yi ci mettre ko à l'appréciation de l'autorité pour ñu jox ko seen i borom dëgg la léegi parents d'élèves yi nga xam ni ñetti weer xale yi jàngunu ko école yi ne nañ leen ko fay état bu doon àttee comme moom mooy njaboote ñëpp ban solution lañ war a trouver foofu waaw parce que xam naa benn situation inattendue la xam naa loi sax boo demee prévoir woon loolu comme nee na réel ci kaw ñëpp mbas mi est-ce que état mi njaboote ñëpp warul fent benn formule kay am na formule bu ñu fent formule bi mooy xam nga El Hadj Assane ñun suñu particularité wu réew mooy ne nit ñi ay benn famille lañ benn njaboot lañ gis nga El Hadj Assane école bi muy ubbi am na ci parents yoo xam ne dañoo fayoon pour at mi yëpp am na ci parents yoo xam ne comme seen loxo jotul seen ginnaaw dañ ko doon fay au mois le mois mais bi nga xamee ne mbas mi ñëw na itam bari na ci école yoo xam ne ñoom dañoo jël yenn parents d'élèves yi def di social ne leen yéen que compte tenu de la particularité de la situation gis nañ ni dañ jafe ci yéen nañ leen ko defal ay moratoire am ci yeneen parents d'élèves yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoo fay ba pare jël seen li leen yàlla wërsëgal ci man-man jël ko accompagner ko école yooyu donc day loo xam ne El Hadj Assane buñ nañ ko delloowaat ci li nga wax ci sa njàll benn waxtaan rek mooy lu yàlla wàccee la te itam kenn ñaanu ko te Sénégal liñ ko xamee woon mooy masla jàppalante bu ko defee buñ ko waxtaanee rek parce que école bi El Hadj Assane ak kër gi mënuñoo ñàkk jàppalante ci njàng mi parce que parent d'élève bi doomam la indi ci école école bi itam mooy béréb bi nga xam ne fa la ñu war a sàkkoo xam-xam kon nag ñaar ñooñu mënuñoo tàqalikoo te itam mbas mi day jàll seen relation continue mu nekk benn maintenant seulement li xel lu jàpp mooy un service non rendu nga war ko fay loolu aussi ci xel bu simple rek quand même parce que j'imagine que parents d'élèves bi nga xam ne jàngal nañu doomam ba weer dee fayul it dañuy génne doom ja ba keroog muy fay kon kay moom am na sañ-sañu ne comme jàngalu service bi joxu leen ma ko diir bi voilà fayees ko xel nanguwu ko waaw xam nga foofu aussi mooy li ma wax rek mbirum waxtaan la ndax boo xoolee mois de mars bi am na ci école yoo xam ne ñoom dem nañu ba def seen i composition def seen i évaluation def lépp li nga xam ne mooy li ñu waroon def di xaarandi vacances yi ñëw boobu déjà situation bi kale woon nañ ko ba pare foofu la ci am tuuti réeroo di seen diggante parce que dafa am ñoo xam ne comme mois ba jeexul lañu wax bu boobaa ñoom waruñoo fay ñee leen kay parce que déjà am nay engagement yoo xam ne ñun tam jël nañ ko def nañ ay évaluation ñenn ñi def ay composition ak yu demee noonu mais gis nga foofu bëri na ci loo xam ne buñ toogee waxtaane ko parce que man toujours je favorise le dialogue waaw waxtaanu seen diggante léegi gab bi yéen mun leen ko rek mottali ndax borom kër gu romb say doom di xeex ci xëy na bor bu dee am ngeen ko nga fay bor ba jàll jàmm dellu si gab bi est-ce que état mënu ko loolu El Hadj Assane bu soob yàlla di ñu boole ndax xam nañ ne bu ñu ko waxtaanee ci suñ biir rek ak toutes les dispositions prises dans ce sens là mais ñu waxtaan parents d'élèves yi waxtaan ak école bi ñu xam ne avant lii seen diggante dafa masara tax te bu ñuy passé itam seen diggante dafa war a gën a continuer di rattax ñu toog waxtaan man wóor na ma ne am na ci établissement yoo xam ne ñu ngi jàppale ay élèves ci di def social wóoru ma ne am na ci ay parents d'élèves yoo xam ne bu école ubbee pour jàppale école bi dañuy jël fay toute l'année xam nga yooyu yëpp bu xasee am ba pare rek ñu ci bëree bëri léeg-léeg quelques petits réglages yooyu wóor na ma ne bu ñu toogee waxtaane ko dinañ ci am ndam te itam yëg naa ci ay avancées yu rëy rëy yuñ ciy am te loolu lépp ci dialogue bi waxtaan parce que kenn bëggul jël ab élève bind ko mu war a def examen ñu dàq ko tout simplement parce que fayul loolu xel du ko nangu beneen bi ci topp itam mooy kenn ci fasul yéene war a jël sa doom dugal ko muy jàng te li nga war a wàccoo ak njàng moomu noonu defuloo ko moo tax ma ne la xëy na ñàkk a réerool mais du sax bañ a fay ci ñi du sax poñe ñeeli ci ñi pour fay leen mais tuuti lu ñu war a waxtaane la rek te bu boobaa état li mu ci war a taxawee dana ko ci taxawee incha allah ci ñu gën a rattaxal diggante yi voilà ñu état gën ci taxawal ci ndimbal rek ndax ni ñu ko waxee sur le plan social am nañu dañuy am doom yu bari macha allah du benn élève rek lañ fay am ñett ba ñeent ci kon jamono neexul loolu moo tax ndimbal li moom mënut a ñàkk daal mënut a ñàkk léegi ñu dem ci enseignement privé catholique bi ci njëlbeenu mbas mi am na ci école privée catholique naam dañuy moytu sax di ràññeetle Sénégal ñëpp bokk ndey ak baay mais bu ñu demee ba ñenn ñi jàmbat quand même ne ñoom ndimbal yi ñu gis ci yeneen école publique yi ci wàllu prévention bi thermoflash gel yi matériel bi madaar ak lu mën a doon gisuñu lu ñu toll fa ñoom dañuy xaw a gis seen bopp tuuti est-ce que ak yamale warul ay kilifa
waaw El Hadji Assane man mi wax ak yow nii mën naa ci seede lu bëri parce que man bokk naa ci li ma la wax sànq comité bi nga xam ne au niveau du ministère de l'éducation nationale dañ ko mettre en place di ci liggéey di ci travailler nga xam ne monsieur le ministre de l'éducation nationale dafa jagle ay séances visioconférence di waxtaan ak tous les acteurs concernés moo xam IA yi la moo xam IF yi la moo xam directeurs yi wala services centraux yi la wala déconcentrés yëpp y compris les syndicats du public et du privé, les parents d'élèves du public et du privé, avec tous les acteurs. Gis nga li ñu mës a wax mooy. Monsieur le ministre a été toujours clair li mu mës a wax mooy nañu traiter tous les établissements au même titre école privée ak école publique yëpp état bi moo leen jaboote. te itam même collectivité locale yeeg ñëpp ñi nga xam ne dañuy jàppale état kenn ku ci ne li nga am en terme d'accompagnement andi nga ko ñu boole ko. xam naa li ngay wax nii. benn réero woon bu tuuti la woon rek. mais nekkul ni amul benn école boo xam ne exclure nañ la. donc toutes les écoles étaient vraiment prévues dans cet accompagnement te fi mu toll nii loolu suñu ginnaaw la ne. parce que xëy na benn tuuti réero la woon rek. mais bi ko waxtaanee vraiment yëf yi jeex na. te itam loolu voilà. alhamdulilah. waaw ma ci dalal sa xel ba. ñu jeexale gune yi nag parce que relâchement la ñuy bañ comme seeni papa ki ndijaay ñoom relâché nañ ci mbedd yi waaye comme xale xamul dara. école yi au-delà de l'enseignement privé. bëggoon naa loolu ma koy yóbbante monsieur le ministre Mamadou Talla. ñu bañ a dakkal benn seconde di ñaax directeurs yi relâchement bañ a am mukk ngir gune yi niñ ko commencé ca tàmbali ga daal macha allah nañu ko ni wéyale. jërëjëf El Hadji Assane loolu itam lu am solo la nga may ma rek ma ñëwaat tuuti rek résumé la wax ne la gis nga bi mbas mi bi mu amee. monsieur le ministre dafa teg ay jumtuwaay yoo xam ne même bi ñu nekkee ci confinement bi xale yi demuñu école sax li ñuy wax apprendre à la maison muy une famille de am na ci ay plateformes am na ci ay vraiment c'est diversifié yoo xam ne pour que xale yi même en restant à la maison. ñuy mën di am les contenus pédagogiques yi nga xam ne dina dëppoo ak ñoom seen jàng ba bu ñu demee ba reprendre am problème. cela étant liggéey nañ ci loolu waaye nag bu ne pour la reprise comme ni nga ko waxee xam nga ne El Hadji Assane ku gis reprise bi xam ne incha allah. noonu lay continuer parce que bi ñuy door waxtaanee nañ ko def nañ concertation waxtaan nañ ci tous les acteurs gis nga reprise bi vraiment ça a été réussi. te itam incha allah noonu la ñuy continuer di maintenir rythme boobu ci kattanu yàlla. ba nga xam ne incha allah lii dana nekk ay. loolu gën de ndax gars yi dañ naan Sénégalais mënuñoo gérer score dañ naan bërit rek waaye fin ba moom. waaw loolu moom El Hadji Assane ñu ngi ciy dalal xelu ñëpp leen wax ni monsieur le ministre de l'éducation nationale. mi ngi am vraiment yitte bu rëy a rëy ñun ñuy nekk ay njabootam fu mu toll daf ñuy wax di ñu fàttali nañ taxawaay ñu war a taxawee. ba ci école yëpp moo xam public moo xam privé ak ñi nga xam ne ñooy jàppale état bi moo xam collectivité locale yi ñëpp kenn ku ci nekk rek la cay sa wàll vraiment wax nañ ko taxaw li ci des mooy les mesures gestes barrières yeeg lépp lu aju ci matériel boobu daal ak protocole sanitaire bi nga xam ne moom le ministère de la santé et de l'action sociale au passage ma di leen nuyu parce que ñoom tam seen taxawaay fes na ci fii ci ministère éducation nationale am nañ benn division boo xam ne mooy taxawee loolu pour wax ne la mbas mi daal lépp lu mu soxla ci wàllu jumtuwaay ci wàllu kaaraange ci wàllu taxaw ci wàllu accompagner établissement yi ak élèves yeeg lépp rek vraiment ministre bi taxaw na ci te itam def na ko yitteem ndax éducation dafa nekk priorité boo xam ne mën nañu wax ne c'est la priorité des priorités kon nag loolu moom na ci xelu parents yi dal maa ngi wax ci turu ministre bi rassurer ñëpp di leen wax ne incha allah noonu la ñuy continuer rythme bi te bu soob yàlla ak ndimbal yàlla incha allah liñ ci bëgg danañ ko ci am incha allah ca ngeen baxel syndicat jàngalekat yi ak seen i tawat donte sujet boobu du l'objet de l'invitation xam naa nit ñoo leen teree nelaw waaw monsieur mais lu ngeen gën a jubóog ñoom rek jàmm di gën di am ci école waaw jërëjëf El Hadji Assane xam nga monsieur le ministre moom toujours waxtaan yi toujours amu ci benn waxtaan boo xam ne ni ngi koy waxtaan te du les partenaires sociaux dañ leen di jël boole leen ci jël seen xel jël seen xalaat boole ñun li ñu xalaat bu fekkee bu ko defee mu nekk à travers la mise à contribution d'une approche inclusive boo xam ne amul kenn kuñ ci génnee loolu daal moom itam lu am solo te moom loolu moom dafa nekk loo xam ne loolu daf koo def aussi mu nekk ay priorité am sëñ Diop ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant vraiment waaw jërëjëf El Hadji Assane ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal di kontaan ci invitation bi di nuyu également say auditeurs yëpp di ñaan jàmm di ko ñaanal waa RFM ak tous les auditeurs di ñaanal jàmm toute la communauté éducative ak tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs amiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf ñu bokk ñaan yëpp monsieur Diop Mamadou mooy chef de division enseignement privé ci ministère de l'éducation ñu koy gërëm bu baax di ko sant ak tout le personnel du ministère ci monsieur le ministre Mamadou Talla ba ci mboolem kilifa yi foofee gërëm bu baax Mamadou Mohamed Diagne sama dëkkandoom Thiès sama frère moom moo yore wàllu communication formation ci ministère de l'éducation
ñu jàll ci pàcc beneen ci wàllu geste barrière yeeg daan corona gi waaye fàggandiku gi dem ci diwaan gu mel ni Sédhiou macha allah Sédhiou ñoom daanaka ci wàllu tolluwaayu mbas mi suñu borom mu ngi def jàmm Mamadou Max Euclide Kamfani lañu ci àndal Max maa ngi lay ziar bu baax. waaw di lay delloo ziar El Hadj Assane. na ngeen def foofu ci Sédhiou. sant bu baax alhamdulilah daanaka ñu ngi si jàmm. te fu mu nekk nii mënuñu wax ni climat bi voilà abordable na. parce que ñu ngi ci nawet même su fekkente ne tawul sa taw yu fort tey suba. xaw na wii tuuti niis waaye looloo tax instant bi ni climat bi xaw a clément. très bien sant yàlla ci jamonoy tàngoor gii nu ne ñu ngi wax mbas mi defal ñu le point foofu dafa mel ni yëf yi macha allah ni ma ko waxee néew na de comparé gi diwaan yu mel ni Ndakaaru Thiès wala Diourbel. waaw néew sax mun nañu wax ni daanaka amatuñu benn cas bu ñu répertorié. fii nii ñuy laal bant sant yàlla. ndaxte mbas bi bu mu ñëwoon fii Sédhiou bu mu dugg si woon ñëpp dëggu nañu ko Sénégal dafa ñëwoon ak doole. parce que ci benn bërëb la njëkkay feeñ mu jékki-jékki mbir mi law boo yegg ci biir semaine mu jéggi dayoo tiitaloon ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ci Sédhiou. di kilifa yi yëngu ci wàllum paj mi di kilifa administration bi waaye yàlla sotti na moom na ñooñu ci def na si jàmm. parce que ci fan ñu weesu nii ci 24 juin bi nii le dernier patient maanaam ku yoroon doomu jàngoro bi la génn ci centre bu nekk fii ci Sédhiou gannaaw bi nga xamante ne bu mu ñëwee bas mu ñëwee amoon nañu ñu rawaloon Ziguinchor ñeneen ñu ñóbbu leen Kaolack ñeneen ñu ñóbbu leen fii di Kolda bu gënoon jege Sédhiou parce que nit ñi waajuñu loon teel am cas mu jékki-jékki rek law ni moo waraloon centre bu nekkoon fii nii bu Sédhiou amoon incapacité recevoir ay malades yooyu yëpp moo tax ñu war a rawalee ñoo ñëw ci yeneen diwaan yi waaye yàlla def na jàmm boo c'est vrai que cas yi jotu nañu bëri parce que ci ministère bi ñoom ñu ngi enregistré 108 daanaka région médicale mu ne 117 waaye amul lenn luñ ci indi comme ay jaxaso waaye luñ ci mën a jàpp mooy tey jii nii sant yàlla naam descendi na ñuy jëm a aar nit ñi ñuy waxtaan nit ñi ci lu jëm ci geste barrière surtout ci port de masque bi. Justement lan moo leen may ñoom Sédhiou boobu performance. daanaka peut-être c'est vrai que bu mu jógoon nit ñi mënoon ci dine zone Bounkiling ak zone Goudomp parce que foofu moo gën a jege frontière par exemple Guinée-Bissau ci côté Goudomp ak Gambie mais bu ñu tëjee frontières yi nit ñi gisoon nañu ni Jakarta wala ñeneen ñi ñu ngi doon emprunté ñuy wax voie de contournement yi maanaam voie non officielle yi waaye nit ñi dañoo teeloon taxaw pour ñaax askan bi pour ne leen suñu gisoon nit bu jógee ci benn bërëb bi nga xamante ne par exemple Guinée-Bissau wala fi nga xamante ne moom mooy Gambie wala sa benn bërëb bi nga xamante ne ci Sénégal la te am doomu jàngoro bi nañ ko teel signalé c'est vrai que cas Mankoromba bi dafa échappé ñu bëree moo tax boo kaay demoo noonu waaye taxawaay boobu noonu mën nañu wax ni bokk na ci li nga xamante ne tey mooy préservé woon déjà au début région Sédhiou diwaan Sédhiou waaye ak cas bi nit ñi defoon nañu accentuer li de communication bi def sensibilisation communautaire di jëm c'est vrai que même si respecté wuñu ñëpp respecté wuñu geste barrières yi waaye loolu tax na boo nit ñi taxaw fagandiku moytu léegi bu ñu teelee jël ñu en charge teel a nemeeku ñi nga xamante ne def ñu ngi ko waatee genre confinement yeneen bërëb yi nga xamante ne jotoon nañ fa nemeeku ay nit yoo amee cas bi jàppale na ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci paj mi ni mu ne indi ay saafara ci lu gaaw ci cas yooyu ci xeex bi est-ce que sentir nga Sédhiou askan wi ñoom daal di koy def seen yëfu bopp wala ba tey rek da nga ci gis ñu xaw a doxale neneen waaw loolu am na parce que am na gars ñi nga xamante ne ñu ngi jëm a respecté parce que dañ ko defee genre comme njiitu réew mi nu ko waaye ci discours bi ni dañ ko defoon genre acte citoyen ñoom ko defal seen moom bopp am na ñi nga xamante ne suñu jógee di nga gis ñu yore seen masque yore seen bouteille gel yi ndaw seen bërëb bi liggéeykaay nga gis ñu teg fa gel soo demee sax seen bërëb bi soo duggee mu am ku fa taxaw genre ASP wala beneen nit buy seetu foofu noonu kaaraange bi mu ne la laalal ci gel bi wala defal nii takkal sa masque mais sooy dox ci mbedd bi da ngay gis ñu bëri ñi nga xamante ne daanaka ñu takk seen masque am na sax ñoo xam ne sooy waxtaan ñu ne ni feebar bi ñoom gëmuñu ko comme ñu bëri parce que loolu sax ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllum paj bu ñu demee foofu noonu dem ci centre bi jëm a xool lu ñu géré woon situation bi war nañu sax ni même ci ñi nga xamante ne aussi dañoo amee jàngoro bi dañ leen ne docteur
man maa ngi nii lu ngeen ma wax centre ma dara sama bopp. yëguma dara donc voilà yëguma dara. léegi il fallait ñu jëm a waxtaan ak ñoom sensibiliser leen xamal leen ni yéen a ñëw doomu jàngoro même su fekkente ne amu leen tey ay signes waaye. su leen bàyyee ngeen dem seen i diwaan wala seen i gox di ngeen lawal foogro jàngoro bi loolu moo tax ñu téye leen fii nii pour ñu jëm leen toppatoo loolu bokk na si waaye demoon na sa bo ay jamono amoon tuuti jaaxasoo parce que policiers yi suñu daan def mooy jamono couvre-feu bi ak yooyu suñu daan def ay ronde par exemple ñoo fekk récemment ñi ñu bëgg a def ay sport ndaw yi di jëm a tàggatoo di tàggat seen yaram da leen di ñëw fekk leen parce que ñu jëm leen tasaare boo à un certain moment dañoo commencé woon sa wàcc di bëgg a jàpp ku sorol masque jàppale waaye jëm nañ ko bàyyi parce que dañoo bañ aussi mu amoon jaaxasoo parce que dafa na am digg lu xawoon sooxee ci diggante police bi ak askan wi loolu moo tax ñu jëm leen toog léegi-léegi lu ñuy def mooy jëm leen ñaa voilà waxtaan la ñoom jëm leen ñaa xamal leen ni mbir yi ñëpp la ku si nekk su dugalee sa loxo rek diwaan bi dina mucc déjà que fu mu nekk nii amatuñu benn cas te ñaanatuñu mu amaat beneen cas bu jógee feneen bu ñëw sonal askan wi surtout ak l'école bi nu mu tëjee xale yi ñu ngi dem di jàngi xale yi ndaw ñu ngi commencé wàcc si mbedd bi di foo ñeneen ñi ñu ngi commencé bëgg dem di tàggat seen yaram donc ñëpp suñu respecté gestes barrières surtout port masque bi ak di raxas suñu yoxo saa su nekk dañu mën a fajandiku bu baax ci doomu jàngoro maa la ko wax jërëjëf Max vraiment ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant Max Euclide Kamfani moo ñu toogal mbokk yi ci diwaanu Sédhiou doon ñu defal rek taxaw seetlu ñeel googu diwaan ni mu ko waxee malade bu mujj ba foon génn na ñuy ñaan suñu borom rek xeeb dolli ba mu law ci diwaan yeneen ci Sénégal yëpp ba jàngoro ji gën a dellu ginnaaw ci kanam tuuti rek ñu daal di jeexalee ni faral di pencoo sunu biir ci wàllu geste barrière yi ak xeex beeg jàngoro ji rek ku ne li muy fàttali moromam. fagaru gën faju jërëjëf Abdoulaye Diop ci wàllu réalisation bi kon ñu jokkoo ak mbokk yi ñi bëgg a dugg ci 88 628 14 14 ak RFM asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Assane Gueye. maa ngi lay ziar. man la Mamadou Madaw di la nuyu groupe Futurs Médias. jërëjëf Médox. waaw di am mbégte rek déggante ak yow. jërëjëf vraiment di rafetlu waxtaan bi. merci beaucoup. di la bëggee daal. alhamdulilah jërëjëf. waaw yow moom bu ñëpp ñu naan bu ñëpp doon dégg rek bu nopp doon tax a dégg rek. kon def naa ne mbaam dañ ne kenn du ko dóor yat. dëgg la waaw nit ñi daal foog ñuy gën a bàyyi xel ci feebar bi. ndax feebar boo xam ne dafa lëmbee àdduna bi yëpp. defe naa ni war nañu mën a communiquer war na mën a dugg seen nopp. dëgg la. waaye nag bu ñu topp ñi nga xamante ne bii ñaar dañ ñooy tënk affaire bi. benn politiciens yi beneen bi ñi nga xam dañuy wut mbooloo fu ñu toll fu ñu taxaw dañuy bëgg a wut mbooloo yi di dajale seen kanam. te loolu war nañ ci muslu daal. parce que feebar dafa nekk feebar boo xam ne mi ngi suñu biir. dëgg la waaye wax dëgg yàlla képp koo xam ne nga dajale ay mbooloo feebar am te ba dee ci yow mal xam yàlla dina la ko atte ak ñoom. ndax suñu borom ne laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa yàlla tegul kenn lu mu attanul. waaw waaye nag xam nga nit ñi dafa am na si ñi nga xamante ne bii defe naa ni dañuy jëfandikoo masque yi ba pare ëlbatiku alors di nga feebar bi lu am la feebar bi nañu xam ne mi ngi ci biir. waaye nag li ñuy mën a muccal ci feebar muccal keneen ci feebar bi mooy ñiy déglu digle docteur di ko jëfandikoo comme ni ko ministère de la santé di diglee. am na solo jërëjëf loolu mooy l'essentiel mais leneen li ñu ci mën di def rek. day indi ay kii daal di rafetlu baax mooy journaliste yi nga xam dañ ciy sensibiliser di ci wax. ak ñi nga xam muy direction ministère de la santé wax dëgg yàlla Abdoulaye Diouf Sarr. président de la République moom. wax dëgg yàlla saa su ne lekkatul naan saa su ne mi ngi wax. sensibiliser nit ñi pour feebar bu mën fi jógee daal jërëjëf. jërëjëf Médox 88 628 14 14. allo. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Assane Gueye. kooku. Jibril Sène la. sëñ Sène maa ngi ziar bu baax. ñu ngi ziar di la jottali nuyoo waa nax neex. ñu ngi leen di ziar bu baax. waa di rafetleetu liggéey bi. alhamdulilah. El Hadj. man de ci sama jàngat. feebar bi fi mu ne ñaan a ci des. na kilifa yi ñaan. kilifa diine yi muy l'islam muy jàngu bi. nañu ñaan. ñaanaat kay xanaa gaa yi ngi ñaan. non nañu dolli ñaan sax laay wax. xam naa ne ñaan ci lañ dëkk moom. parce que El Hadj. ñaan nag situation lu mu garaaw. situation gënoon na fee garaaw lii. te ñaan a ko fi jëlee. dëgg la. kon nañu ñaan. parce que bu dee dañuy waxante dëgg rek. waaw entre nous sénégalais. xam nañ ne geste barrière moom amatu fi. nañ waxante dëgg rek. geste barrière moom amatu fi. masque yi ñi koy takk daanaka da ngay génn pour takk ko pour policiers yi bañ laa jàpp. mais boo génnee Dakar gii doo gisati kenn ku takk masque gel moom kenn gisatu ko kenn déggatu ko. affaire distanciation sociale ak yooyu yëpp amatul.
bu la biis yi rombee ci àll bi ay masque ak yooyu moom yàlla tere bu ca kenn amee corona moom bis ba ñëppay corona. xam nga kon nañu ñaan xam nga li gën mooy ñu loolu lépp ngay wax même bu dee dafa deñ ñu delloosi ko balaa moo delloosi boppam xam nga ñu ngi wax ay vague de yeneen épidémie buy dekkiwaat ci yeneen gox. ci ñaanuma ko parce que ku ne loolu c'est évident d'ailleurs mais lu ne xaj na ci àddina da ngay rafet njort ak di ko ñaaw di séentu lu ñëwugul. moom buñ ko delloosiwul am na nu mbir mi demee dina delloosi boppam loolu ngay wax. beneen bi aussi ñuy prévenir. ay vaccination ak yeneen i détails yoo xamante ni pour yeneen épidémie mën ñu cee musal. oui parce que épidémie yi peut-être yàgg na am ci àdduna bi mais yàlla doon nañu ci musal xañ na nag li tax mu ñëw xañ na jàngat lañ ci war a jëlee. kon vraiment nañu gën a fagaruwaat. mais nañu dolli ñaan yi aussi. incha allah jërëjëf Sène jërëjëf. ziar bu baax mbooloom kilifa diine yi ci Sénégal dëgg yàlla Sénégal ku am seetlu dëgg xam ne bu weesoo njàmbaarteeg ay doomam ak ñaana ko yor li des kay mooy defaraat toogaay yi waaw ndax am kilifa ñoo xam ne neexu noo ñaanal de 88 628 14 14 asalaamualeykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. Alaaji Assane Boubacar Diarra. sëñ Boubacar ñu ngi lay ziar. ñoo ngi lay delloo ziar. bisimilah. di ñaan yàlla may ñu xolu muñ te jàppale ñu te gën a yaatal xol yi. ci réew mi amiin yaa rabbi. ndax geste barrière yi ñuy jël yëpp ak lu ñu war a def yëpp tant que ku su nekk xamul lu sa rôle loo war a jouer ci sa société rek maanaam jafe-jafe day am. ñu si bëri dañ ma naan Boubacar ak xaritu Alaaji Assane mais man du question de woote bi de. mais man damaa dox xam yow sa taxawaay ci say waajur ak sa taxawaay ci say njaboot. dëgg la. maanaam loolu moo tax gëm la man gis nga nit ko amul ambition gëwuma la. jërëjëf Boubacar. te tey jii général bi tamit loolu la si nga am na benn général bu nekk armée Birane Gueye. Birane Diop. général Birane Diop. soldat yëpp a koy ñaanal yàlla. mais général boo xamante day ñëw di taxaw di waxtaan ak soldat yi mel ne que maanaam da ngay sentir ne sa papa mooy wax ak yow. général boo xamante ne lépp lu nga xam ne prime la day jël di ko jox njaboot di ko jox armée di leen ko jëloo naan leen man seen papa laa. général boo xamante ne naan man ñii bi général Birane Diop man lii ma am ni yàllaa ma ko jox kon yàllaa ma leen dénk yéen su ma leen sàmmul est ce que kon man mii yàlla dina ma jàppale sama sàmm samay njaboot bu ma dénk. ndeysaan. léegi nag loolu askan bi yëpp ñoo ko war a doxee. dëgg la. même ambition la docteur Ndiaye am moom lu mu am moo ngi koy jàppale ay njabootam te mu ngi naan lii yàllaa ma ko dénk kon xaaral ma jàppale njaboot. am na solo. yàlla na ñaar defal jàmm mais damaa bëgg askan bi yëpp jóg feebar bii ñu xam ne. dañ ca war a béy suñu waar ku fa nekk loo ci def suñu borom dina la ko fay. jërëjëf dëgg la am na solo. jërëjëf El Hadj Assane jërëjëf. merci Boubacar. voilà loolu mu def seede rafet na ci général Diop dafa xam rek li sens fonction beeg yàlla ku ne lam la dénk ndax am na bis moom buy ñëw yàlla ni ma ko fi waxee woon faalewul magistrat faalewul président faalewul général faalewul planton moom sunu borom. 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Assane. kooku. maa ngi tudd Mohamed Siraji. Mohamed Siraji ñu ngi lay nuyu. oui di la wootee Gabon. Gabon bisimilah. waaw ñu ngi leen di nuyu rek di la sant di la gërëm aussi man mosuma wootee Siraji waaye dama lay déglu. alhamdulilah. waaw. jërëjëf. di ñaax rek Sénégalais yi ni autorités yi nañu def comme Gabon nu mu def. fii Gabon booy voyager bi ñu ubbee affaire bi ba léegi booy voyager il faut nga def test ba pare nga soog a voyager. Sénégal aussi nañu def loolu. dëgg la. ñu ngi lay gërëm nag. jërëjëf Mohamed RFM rek la ñuy dégg. très bien. ok merci yàlla na leen yàlla defal jàmm foofu ca Gabon jërëjëf Mohamed vraiment yàlla na leen yàlla taxaw mboolem immigré yi ci diaspora bi yëpp ndax sori sa njaboot neexul ca lépp rek ngir lu ñu indiwaat jàppale njaboot yi nu ba ginnaaw yàlla na yàlla yombal lépp 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. El Hadj Assane. waaw Laye Matar Gazo. maa ngi lay ziar. maa ngi lay bul bañ Alsaan El Hadj ku la sant. waaye ku deful dara kenn du la sant. non gis nga Gazo yow xam après nga woo ma nañ dem ci geste barrière yi da ngeen a baax trop. waaw dëgg la léegi xam nga lu may ñaan ku deful dara kenn du la sant. merci moom xam nga lu may ñaan Sénégalais yi mooy li sekkeen bi waxoon restauratrice bi ko doon jaay ceeb ne ko loo ma nar a tegal lujum teg ko ceeb pour ceeb bi bari. lu ma waaye bëgg a gërëmati na ko def geste barrière na ko solee masque na raxasu loolu am solo la jërëjëf
Assane jërëjëf ñu ngi ñaanal xalifatal muslimin ba Abdullah. Amin amin. yàlla na fi yàgg te gën a wér ak mbooleem xalifa ab l'islam. Amin yaa rabbi. di ñaan yàlla dolli jàmm ci réew mi. amin. du ndokkeel bu baax Diop moomu génn sànq nga doon waxtaan moom ci njàngale mi. moomu Diop ak ci privé bi national waaye maa ngi koy xelal ba tey nanu waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy association des parents d'élèves. waaw am nañ ci solo ndaxte mën nañ trouver solution. mën nañ trouver solution ak parents d'élèves yi bu leen convoqué ñu toog waxtaan ak ñoom ak seen école parce que ils sont organisés les parents d'élèves. moom wax na ko sax nee na waxtaan la ñuy jiital ci lépp dialogue dafa am solo Gazou. loolu dafa am solo dialogue mooy dafa waxtaan mooy lu réer mën nañ ko gindi ko dëgg la Alsane El Hadj Assane wàllu li ni dañuy ñëwaat ba tey ci wàllu yee ñit ñi fàttali leen ni leen kenn takkatul masque de naam wala naa nga am na ko wax sànq jara wax na ko léegi waane takkatu der yi maanaam ñu yore force de l'ordre bu ñu bàyyi seen liggéey lu nu war a def rek nan ko def tant que nit yi yaa ngi leen soññ di leen wax dinañ bàyyi xel ci loolu waaye buñ leen booyelee kenn waxul dara ñëpp noppi seetaan moo baaxul dëgg la dëgg la ndax man ki may dendal di wax ak yow boo tokkalee masque naa la wax sëñ bi doo takk masque wala nga dànd ma tuuti dëgg la dama la koy def beneen bi daal loolu daal mooy li nga xam ne ñu fàttali leen di la gërëm baax beneen bi àlaa jasaan nga may ma leeralal ko adduna bi yëpp ñu ngi ni déglu ndax ay defam ñëpp koy déglu muy mbiru xale yi Cambérène coow li nga doon dégg ci tali bi yàlla dogal na am na saafara ndaxte le ministre Oumar Youm dajale naa xale ak waa dëkk bi ak chef de village ñu waxtaan pour reprendre liggéey bi à partir du 15 septembre 2020 inchallah pour ñëpp a xam ni mbir mi alhamdulilah ku toog ñaari at boo bu la nee ñetti weer ba septembre may ñaan xale yi nanu muñ ñetti weer yi donc 15 septembre 2020 liggéey AGEROUTE bi dina tàmbaliwaat liggéey bi mën a àgg ñaanal loolu lépp liggéey président Macky Sall koy ñaanal ndax moo koy saafara moo ci wax yal na yàlla dooli ko jàmm dooli jàmm ci réew bi yàggal fi Baye Abdoulaye ak mboolem xalifa islam wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah loolu bu yeggee dina doon gëneel ci ñëpp ndax yoon woowu moom xat na xataay woo xamante ni ci corniche bi macha allah lépp taal di ñarit waaye boo demee ba tolloog Cambérène ak dugg xabru ba jàll Ablaye mën nga faa def ñaari waxtu ak poussière nag boole ci ñu dëkk ca wet ya kon kay bu fekkee ni travaux yi day reprendre kooku duñu mën lu may ne alhamdulilah waxtaan am gindi ko am réew mi jëm kanam 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatullah. bisimilah. Alaaji Assane Jim Momar Mané. waaw jërëjëf Mané. ça va bien. ça va alhamdulilah. man de Alaaji Assane dama yaakaar ne mbir mi muñ rek ci sa suñ nekk. buñ ko waxee nag ñu ne non nit moom dafa war di wéyee toujours yaakaar. oui mais Alaaji Assane lépp lu nit di def. wala lépp lu nit bëgg. te discipline nekku ca. àndu ca. dëgg la vraiment boo ko yaakaaree xel mu rafet rek nga. dëgg la. te ñun ñëpp xam nañ ne. réew mi ñoo ko bokk waaye discipline amatu fi. dëgg la. am na yoo xam ne sax bu xewee ñemewoo taxaw sax wax ko directement na mu amee. parce que li ngay ragal mooy. ñu wax la ñu ñaaw loo xam ne di nga tooñ sa njaboot tooñ say mbokk. dëgg la. tey discipline moo fi amul. ñi bañ a takk ñëpp ku fi jóge woon tey dem Mauritanie mbaa nga dem. Gambie gii mbaa nga dem France ñemewoo ñàkk. da nga koy takk dëgg la. mais nag réew bu ñu demee ba boo saaga président sax ñu ne waaw c'est son droit parce que. noonu la mën a waxee. boo saagaa boo lu la neex wax gendarmerie. lu la neex wax police li ñu naan gendarmerie policiers yi les forces de l'ordre nañ góorgóorlu mais mënuñ ci dara. parce que da nga koy wax nit mu fël la loxoom jàll. donc yooyu itam nga bañ ñu tuutal la bu leen ni rombee nga ne ah sëñ bi sa masque bi mu ne la waa ok. loolu foofu nga ci mën a yem. dëgg la mënoo continuer. c'est que ñun ñoo war a seetaat suñu bopp. man daal li may xam mooy bu ñëboo ñu toog muñ. ñun ñuy mag nag suñuy doom gannaaw bëggatuñ ñu dund ci réew mi. ñun ñuy mag ñu takk suñu bagage rek te wàcc. yàlla baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam Mané jërëjëf vraiment loolu moom ak ñaax la rek jëm ci jeunesse bi surtout Ablaye waaw bu mu ne gën a ñaax xale yi rek dëgg yàlla lii xew moom doy na waar àddina daal moom doy na waar mondialisation bi. nañ gën a góorgóorlu jël ca la baax mais yow fu nit ñi toppandoo rek nga toppandoo la ca bon tubaab bi lan ñuy wan yëpp dundewuñu ko ñoom boo demee Amérique la ngay njëkk a laaj mooy ana ñuy jouer film yi yow ndekk di ay film rek lañ lay envoyé yow ci ñoom ñu nga ca seen ab liggéey ñoom boo wàccee Washington New York la ngay njëkk a laaj mooy waa ana film ya asalaamaaleykum. asalaamaaleykum El Hadj Assane. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar El Hadj Assane. ñu ngi lay delloo ziar.
ñu ngi rafetlu bu baax sa taxawaay ci askan wi. alhamdulilah jërëjëf am na solo. jërëjëf waay. waaye am na laaj dama am ci li ma waroon ñëw tuuti dama xaw a wuuteeg débat bi ngay traité fi ñu toll nii. waaw. fii ci Sandaga. en face pharmacie du Mont. waaw. ci passage piéton bi. waaw. dafa am ay pax yu fi nekk. ndox mi dafee tuyau bi dafa daggoon ay moment. ñu ñëw defar ko. mais bu ñu ko defaree defaraat nañ tali bi. mais comme oto yi dañ ciy jaar dafa wàcc. wàcc boobu wàcc nag tax na ay nit ñu bari ñu ci daan. daanu yu méttee méttee. defar bi moo lan nga ni dafa weng. dañ ko defar noonu. xam nga buñ ko talee noonu bàyyi ko mu tooy. oto yi jaar ci. ok tali bi dafay reposé waat. waaw. bi mu reposé waatee nag dafa am ay benn genre descente bu mu def. genre pente waaw bu daanee laate. ci passage piéton bi la nekk. nit ñi dañuy jéggi rek boo jéggi ci passage piéton nga jaar da nga yaakaar ne fi ngay jaar yëpp normal la da ngay ñëw extra rek teg sa tànk rek bari si ko daan. ok ay nit ñi bari ñu ngi ci daanu di ci gaañu vraiment. léegi ko mënoon a defar daal dana baax. yéen ñi sañcee foofu ca voie boobu rek moo fa ne ma ne su waa teg ay lu mel ni ay signalisation le temps que autorités yi ñëw xool ko. ci kaw tali bi la ci kaw tali bi la. ah kon ñu yaakaar rek no kilifa yi ñu ngi leen dégg yéen présentement. ci kaw tali bi la waaw ñun daal ñu ngi koy jooytu parce que du ñun ñoo ci daanoogun waaye gis nañ ay nit ñu bari ñoo xam parce que ñun ñu ko miin duñ ci daanu. dëgg la nit mën na fa gaañu waaw jaar di jéggi ci kaw tali bi. ñoo fi daanu lu bëree bëri. am na solo daanu yi nag da ngay gis soxna yi jóg rek ba daanu ba bopp bi daal ba dal. ndeysaan jërëjëf waay yàlla fay ñu doon ñaan daal nga fexal ñu jootul ñu ko. jërëjëf bañ defar ko ndax nit ñi tax te damm metti na lool. nit ku baax nga jërëjëf vraiment vraiment ñu rafetlu sa taxawaay. jërëjëf vraiment waaw gàddu crédit am rien que pour signaler bërëb boo xam ne nit mën na faa damm ndax moom sax mën na kaa moytu ndax xam na ko Ablaye mais moytul ko nit ñee tax mu jël xaalisam dugal woote loolu mooy bëgg sa réew ak xam ni yow ca réew ma nga bokk ñu koy félicité 88 628 14 14 asalaamaaleykum. allo. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi sant xam si. bisimilah. waaw Alaaji Assane. waaw. Alaaji Assane ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ bi. voilà François Mendy. François bisimilah. waaw dañ lay faral di la déglu rek voilà mais. moom lañ dul def chaque fois mais ñu ngi gërëm en tout cas di la sant. jërëjëf bul bañ nag ñu lay gërëm il faut ñu lay gërëm nag dañ la war a gërëm. non bañu ma ëpp naa bañ dama na ko gars yi remplacer ak geste barrière ku ma nar a gërëm rek takk ko masque baa nga raxasoo ko. non suñ ko defee masque nag duñ la mën a dégg duñ mën a wax ak yow bu baax. jërëjëf François. waaw kay jërëjëf El Hadj Assane en tout cas franchement El Hadj Assane di la gërëm. di la encore une fois merci beaucoup merci. man lu ma bëggoon El Hadj Assane mooy côté civisme citoyenneté. xam naa damay tooñ des fois ma ne leen il faut que ñu def ndëpp national. jeunesse bi. dëgg la dana ndëpp civisme ak citoyenneté. parce que mën naa ne soo xoolee fan yi ñuy génn àdduna fu mu nekk nii. ay kàngam ay nit yu baax. man des fois damay jóg semaine ma ne semaine bi yàlla bu ma dégg laa maanaam. information bu rëy maanaam voilà benn kilifa bu mag ak kàngam. muy sociologue muy. kilifa diine muy leneen tamit. bu génn àdduna parce que day c'est comme si àdduna bi na ma yàlla baal mais c'est comme si àdduna bi day waaj a yàlla daf ñuy woon boppam ba pare dañuy dem ci jeexante àdduna bi. donc moo tax ma bëgg mu am benn déclic. au niveau de la jeunesse ñun jeunesse bi. moom benn déclic boo xam ne vraiment il faut ñu dellu ci ay valeurs. dëgg la état bi dafa faral di def ay li ñuy naan vacances citoyennes. vacances citoyennes yooyu. vraiment bëgg naa xam naa ren peut-être du mën a nekk ak contexte bi. mais ñu xool loo xam ne loolu moo ñu mën a permettre ñuy toog ñun jeunes yi. ñuy waxtaan ci suñu biir. dëgg la nu ñu mën a soppi suñu xel. ak suñu xalaat tout ça suñu comportement suñu attitude. dëgg la c'est important. vraiment man côté boobu sur le point là. la bëgg ñu taxaw ci. ministère de la jeunesse su ci mën a def wàllam. société civile ak bépp mouvement de jeunesse yëpp ñu woo ñu def du ñu naan ndëpp national vraiment des valeurs de la citoyenneté fii ci Sénégal. loolu mën ngeen ko sax provoqué bu leen ci xaar sax gouvernement wala société civile wala keneen. voilà parce que réew mi lu fi yëkkati sax politique yàq ko. waaw moi je pense que il faut le faire de façon spontanée. jeunes yi daal di approprier wu mbir mi xam ni l'avenir leur appartient. kenn moomu ko fi Sénégal ku dul ñoom buñ ci xaar kenn. parce que wàll wu ko sumb moomale ko boppam bu dee opposition mu moomale ko boppam nguur gi noonu wala société civile bi taxaw naan ñun ñoo gën politiciens yi et cetera réew mi loo fi yëkkati François ñu politiquer ko loolu mooy suñu malheur. malheureusement dëgg la vraiment di la gërëm encore une fois. merci beaucoup Mendy vraiment di courage voilà jërëjëf François Mendy ci loolee mu interpellé ay moroomi jeune am
c'est important en tout cas jeunesse de Ablaye dafa neex de day ku ci sàggan ba utiliser woo ko ni mu waree ba màgget fi ëllëg di nga mere ko la deful dara waaw jeunesse am doole macha allah am wér jariñoo ko lu may di dóor di sànnante xeer ak i alkaat yi di sol tubéy muy yëmba nga yagar ci mbedd yi amuloo benn njariñ say waajur benn taxañu matt sax mënoo ko yanu say waajur lu may di leen indil jàngoro kooku ban xeetu jeune la lay j'assume ne leen ñoo ngi fii Médina xale yi léeg-léeg xawma du ak ndof da ciy rax il faut gars yi formé waat gune yi que ñu rétablir même budul sax armée service boo xamante ni dañ leen di jàngal citoyenneté ak civisme waaw dagg ay tool yu rëy ci àll bi xale yi taxawaalu yëpp nga recensé yóbbu leen fa xale yi seen yar mënut a jógee ci asamaan si ne pour daal ci ñoom de c'est l'état waaw moo war a jiite loolu lépp xool nu ñuy former tàggat ñiy jàngul nii ñi nga xamante ni am nañu métier ñu def formation professionnelle ña nga ca gaa mais ñuy taxawaalu nga non armée sax mënut a jël ñëpp xam nga Ablaye mais ñu wut ay waxtaan naa ko benn ci ak colonel Aj fii moom xalaatoon na ci xalaat bu am solo ci wàllu service boo xam ni di nga leen jàngal citoyenneté civisme bëgg sa réew tàggat leen ci mais lu ko mooy ay xale yu def naka sulul noonu contre l'intérêt général rek ngay ama yàlla nañ ci yàlla musal jërëjëf ñu gërëm ñëpp jéggalooti ñëpp nuyu bu baax Yacine ak waa service digital bu RFM yëpp ndax ñoom saa su ne ñu ngi fii ngir filmer li rajo bii def di génne gars yi ngeen koy am ni ko rajo bi waxee di déglu di gis Ablaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane Gueye ci micro bi réalisateur Hadj Ndiogou Diène maa ngi leen di gërëm di leen sant leen jox ndaje 15h30 incha allah seen émission yoon wi Moustapha Diouf bu ànd taxawu Sandaga la ñu ci àndal incha allah ñu yendu ak jàmm.